Monsieur le préfet, est-ce que vous pouvez nous faire le point de la situation? Oui, aujourd'hui ici au niveau de la Corniche, précisément en face de la Cour de cassation, j'ai été informé par les sapeurs-pompiers d'un incident qui est survenu au niveau d'un chantier en construction. Il faut dire que c'est un échafaudage qui s'est écroulé et non pas un bâtiment qui est relayé dans la presse, dans certaines presses. Ce n'est pas un bâtiment qui s'est écroulé, qui s'est effondré, mais c'est un échafaudage, n'est-ce pas, qui s'est écroulé au niveau du 5e étage et qui a fait 14 victimes. Et parmi ces 14 victimes, il y a 6 blessés graves. Alors, l'intervention des sapeurs-pompiers, sous la direction du commandant Diallo de Malick Sy, a permis quand même une organisation rapide des secours, n'est-ce pas? C'est ainsi que les blessés ont été acheminés dans les différents hôpitaux. Et les moyens de locomotion qui ont été utilisés, il y a d'abord les moyens des sapeurs-pompiers, ensuite des SOS médecins et du SAMU. Donc, 2 véhicules réquisitionnés à cet effet pour effectivement les blessés légers. Donc, c'est le bilan par rapport effectivement à l'incident que nous venons de vivre aujourd'hui. Et quel est l'état de ces blessés? L'état de ces blessés, quand même, bon, je ne pourrais pas trop m'avancer, mais il faut dire qu'il y a les 6 blessés graves. Je crois que leur vie n'est pas en danger. Parce que les sapeurs, quand même, ont apprécié et les ont amenés dans les structures de santé. Ils sont tous actuellement pris en charge, effectivement, dans les structures de santé de la place. Tu vois là? Bon, donc, nous informons sans que vers le coup de midi et demi, que ben incident bu am fii accident bu xamante ne am na fii ci Fann ci corniche bi en face cour de cassation benn bâtiment bi ñuy tabax moo am benn échafaudage mooy lii téye maçon yi pour ñu def liggéey bi boobu moo màbb ci 5e étage bi mu màbbee mu am ay ñi fa nekkoon ci kaw yëpp dañoo daanu mu am ay blessé nag ñu gaañu ñooñu nag fukki nit ak ñeent lañ ci fukk ak ñeent ñooñu juróom benn nit ñoo ci am ay blessures yu xaw a grave loolu nag ba mu amee commandant Diallo bu sapeur pompier bu nekk Malick Sy organisé na le secours ak la police ak ñun ñu ñëwee ba ñu fexe ñu utiliser les moyens locomotion yu sapeur pompier ambulance sapeur pompier ambulance SAMU ak SOS médecin réquisitionné na ñaari véhicules civils pour les blessés légers ñoo bëri hôpital de la place. Donc ni ko presse bi waxee woon am na immeuble bu màbb immeuble moo màbb mais safo bi li ñuy wax safo ñoo xam nañ ko moom moo màbb ba moom ni ñu ko defee baaxul bi mu màbbee alors mu daanu. loolu nag bi mu paree mesure yi ñu jël après donc bi ñu jëlee loolu après mesure yi ñu jël après donc instant boobu mooy jël naa arrêté pour suspendre travaux yi pour ubbi enquête bi xam lan moo ko waral. Deuxième chose def nañ ceinture de sécurité bi nga xamante ne travaux yi fii kenn doonu fi yegg si ba ñuy pare donc léegi mooy mesure yi ma jël actuellement nii pour arrêter chantier bi def enquête xool lan moo ko waral situer responsabilité après tirer les conséquences yi ci nekk. Donc, voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je suis le lieutenant Idrissa Moussa Soumaré, adjoint au commandant de la 11e compagnie d'incendie de secours de Malick Sy. Pouvez-vous nous faire le point? Nous avions été alertés ce jour à 12h20 pour l'effondrement d'un échafaudage au 5e étage d'un bâtiment R+5 en construction sur la corniche ouest à hauteur de la Cour suprême. Arrivés sur place, nous avons établi un point de regroupement des victimes et avons extrait une victime qui était sous les décombres par le biais de notre unité spéciale sauvetage d'éblément. Toutes les victimes ont été prises en charge à bord d'ambulances de 3 structures, de la BNSP, des SOS médecins et du SAMU. Nous avons un bilan de 14 victimes, dont 6 graves. Ci wolof? Ci wolof. Man maay lieutenant Idrissa Moussa Soumaré bu 11e compagnie d'incendie de secours sapeur-pompier bu Malick Sy. Tey dañ ñu woo tey ci 12h20 pour benn échafaudage mooy fu maçon yi di taxaw moo daanu si benn bâtiment boo xam ne R+5 la échafaudage bi nekkoon 5e niveau bi moo daanu ñu wooñu ba ñu ñëwee dañu ñëw ñu teg benn place bu ñuy def toutes les victimes yoo xam ne dañoo am ay gaañu ci daanu bu échafaudage bi daanu bañ ko defee amoon na kenn ku nekkoon ci suufu décombres yi maanaam daanu yu daanu mu nekkoon ci suuf suñu benn unité bu ñuy wax sauvetage d'éblément moom ñoo ko génne léegi ba ñu compter victimes yi on s'est retrouvé avec fukk ak ñeent nit yu gaañu dont juróom benn yoo xam ne xaw nañ gaañ am nañ ay gaañu yu xaw a métti léegi ñoom jël nañ leen yóbbu nañ leen hôpital par ay ambulance yu BNSP yu SOS médecin ak yu SAMU. Merci beaucoup.
jërëjëf mbokk yi gis ngeen ki nga xamante ne ni moom tamit dafa bokk ci ñi nga xamante ni dañu am ay gaañu moom mu ngi nala tëdd waaye teewul ñu ngi koy toppatoo ñi nga xamante ni ñoo yor wàllum santé ñu ngi koy defal li nga xamante ni moom mooy ay wareefam ngir mu mën a reprendre li nga xamante ni moo di yaramam bu normal ndax mu ngi noonu tëdd bokk ci ñi nga xamante ni ñoom tamit ci bâtiment bi la ñu nekkoon ma fàttali leen rek nekkul ñoo xamante ni si bâtiment bi la ñu dëkk waaye dañu fi doon liggéey am yenn ci ay parties yoo xamante ni ñoo daal di wadd fekk ñoom ñu ngi ci ñu am ay gaañu nombre bi nag xamaguñu ñaata la exact waaye ñoom bu ñu defee seen liggéey ba pare rek dinañu ñëw wax ak li nga xamante ni moo di presse bi ñu xam ñaata nit ñoo ci amee ay gaañu kenn nag jotu ci ñàkk bakkanam ñi nga xamante ni ñoo ñëw si doon liggéey rek ñoo si jot a am ay gaañu gis ngeen auto sapeur bi jot na yóbbu ay nit ñoom tamit am na ñenn ñoo xamante ni des nañu fii ñoo xamante ni am nañu ay blessures mais ñu ngi dem xam naa ñëwaat ngir mën leen a jël si gis ngeen ñu ngi koy daggal li nga xamante ni moo nekk ci ndigg li ngir mën a def li nga xamante ni moo di seen liggéey ñoom tamit. jërëjëf mbokk yi comme ni ngeen ko gisee gis ngeen oto bi mu ngi arrière ngir mën a jëlaat ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi leen tëral waaye tamit teewul toppatoo bi nga xamante ni ñoo war si ñoom ñu ngi koy def foofu la gis ngeen ñoom oto bi arrière na ngir ñu mën a jël ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ci jot a am ay gaañu ci bâtiment bi ndax bâtiment bi nag wax naa leen ko nekkul ñoo xamante ni fi la ñu dëkk waaye dafa nekk ñoo xam ne fi rek la ñu doon liggéeyee mbir mi ñëw dal ci seen kaw mu jot a am ñoo xamante ni jot nañ am ay gaañu yu metti oto baa ngi noonu mu ngi jël ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ci am li nga xamante ni moo di ay gaañu gannaaw ba mu ñëwee ñëwaat mu ngi nii instant bi mu ngi jëlaat ñenn ñoo xamante ni tamit dañu am ay blessé ñu ñaanal leen yàlla saafara seeni jàngaro ndax dañ leen a fekkoon ci li nga xamante ni moo di ci liggéey ñu fekk leen ci teenu xare comme ni ma ko mën a wax toolu xare ñu daal di ci am li nga xamante ni moo di ay blessure bâtiment bi nag ci ay fàttali jotul am kenn koo xamante ni ñàkk na ci bakkanam mais jot na am ñoo xamante ni am nañu ci ay blessure yu metti dinañu topp li nga xamante ni moo di information yi ñoom bu ñu paree comme ni ñu ko waxee rek dinañ daal di àddu ci li nga xamante ni moo di ci presse bi wax ñaata personne ñoo ci am ay blessure ak yooyu ak mbir mi ban heure rek la am exactement ndax instant yi 13h jot na ñu ngi fi ba léegi te pareeguñu waaye ñoom saa bu ñu paree dinañu wax ak ñun ñaata blessure ñoo ci am waaye dinañ gisee ñi nga xamante ne ni ñoo jotoon a nekk ci bâtiment boobu daan fi liggéey mbir yi naka la ñëwee na nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon ak yooyu ñoom ñooy tamit dinañu ci indi ay leeral ndax ñun loolu moo ñu fi tax a ñëw ngir mën leen a indil li nga xamante ni moo di ay leeral ci li nga xamante ni mooy xew ni indi woon nañu leen fii ngir ñu mën a toppatoo ñi nga xamante ni ñoo des fi leen ngir balaa oto bi di ñëw ñu mën a xool seen état de santé fan la toolu ñoom tamit ñu ngi noonu ak ñi nga xamante ni ñoo yor auto sapeur bi ñoom tamit ñu ngi taxaw ñi nga xamante ni ñoo doon liggéeyee fii la ci santé bi ñoom tamit ñu ngi nii taxaw ak ñi nga xamante ni moo di sénégalais yi nga xamante ni ñoom tamit dañoo ñëw ngir seetaan si li nga xamante ni moom moo fi xew ñoom tamit yéen a ngi gis image bi ñu ngi taxaw di xaar li nga xamante ni loolu la ñi nga xam ne ñoom ñoo ne nañu xaar tuuti ñoom ngir ñu mën a wéyal seen liggéey bu ko defee ñu daal di waxtaan ak presse bi wax leen ñaata blessé ñoom ñoo ci am oto bi nag mu ngi noonu di waaj a génn ngir yóbbu ki nga xamante ni moo nekk ci biir fële ca hôpital moom tamit ngir ñu mën a xool li nga xamante ne ni moo di wërgu yaramam daal di koy toppatoo bu baax ndax ni ma ko waxee ci sànq si samay biir yi wax def leen a fekk ci li nga xamante ni moo di ci seen liggéey nekkul ñoo xamante ni si kër gi lañ dëkk mais dafa nekkoon ñoo xamante ni si bâtiment bi la ñu doon liggéeyee mbir yi daal di ñëw nag nekk dal ci seen kaw mu nekk loo xamante ni lu metti la waaye nag sant yàlla gannaaw amul kenn koo xamante ni jot na ci ñàkk bakkanam mais ñi nga xam ne jot nañu ci am ay gaañu ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a delluwaat ci li nga xamante ni moo di ci seen i ay yitte ndax ñoom ñëpp mën naa ne sax ay borom kër lañ ndax ki nga xamante ni dafay xëy di daan dooleem rek xëy na njabootam moo tax mu koy def kon bu lu mel nii dalee ci kawam rek amul lenn lu ñuy def lu dul ñaanal ko yàlla fëggaat boppam ba mu mën a delluwaat
ci ay yitteem delluwaat ci li nga xamante ni moo di njaboot ji nga xamante ni moom la xëy tàggu ne maa ngi dem liggéeyi mu mën a dellu foofu aussi. ñu xuus tuuti daa mel ni jot na li nga xamante ne ni moom la ñuy jël bu jeexul tamit xam naa ñi siy des du bëri waaye oto sapeur bi mu ngi noonu tamit nee nañu ko mu daal di jege si mu ngi noonu di jege nee nañu ko avancé la oto li nga xamante ni moo di sapeur bi mu ngi noonu di avancé beneen bi mu ngi ne taxaw moom tamit yëpp na kenn koo xamante ne ni dafa am ay gaañu gaañu ci li nga xamante ni moo di ci immeuble bi mu ngi noonu.